salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru marax yi des koy door comme ni ñu ko dundee ci ndorte li force Covid 19 jot nañu fësal programme boo xam ne la ñu dëxën lépp lu ñu jot a liggéey ginnaaw bi mbas mi duggee Sénégal ak tey jii ba ñu ko sampee loolu nag bokk na ci activité yu bëri yoo xamante ni jot nañ ko daal di fësal waaye nag ñoom ginnaaw gi ñu ko jébbalee njiitu réew Macky Sall moom sax nekkoon dana ci mën a sukkandiku ngir rek am ci njàngat yu yaatu bu ko defee ñu xool nan la ñuy daal di lale ay pexe ngir lu bëri ci Sénégal ñu mën ci sukkandiku ngir indi ci saafara waaye tamit xool lépp lu ci daal di dëxañu ci boobu lépp bataaxal moom nag njiitu réew Macky Sall jot na fësal lépp li nga xamante ne moo jëm ci programme boobee nga xam ne nekk na mbir moo xamante ni nag mën na ci sukkandiku ngir ay bis yu ñu dégmal ci lu bëri loo xamante ne laal na ci activité yooyu la ginnaaw fond force Covid 19 bi ñu samp ci Sénégal nekk tey ko lañ ko doon jébbal njiitu réew Macky Sall ca palais de la République ñu ànd ci leeral ak Omar Kane Seydina Mbaye. comité bi saytu xaalis bi ñu dajale woon jëm ci xeex jafe-jafe yi jóge ci mbasum coronavirus bi jébbal na rapport am njiitu réew mi. ab rapport bu saytu mbooleem activité yu programme de résilience économique et sociale. Le programme de résilience économique et sociale. programme résilience économique sociale bi dafa nekk jumtuwaay bu am solo boo xamante ne bi bu ñu xaymaa taxawaay bi nga xam ne am na ci jamonoy mbas mi dafa am solo ndaxte téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak ñeent doxal nañ ko ci loole nag mu nekk loo xam ne dafa am solo lool te boo ko xoolee ak jamono ji fi mu toll koppar yi nga xamante ne bi dajal nañ ko toll na si juróom-ñett téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti milliards suñuy koppar li nga xam ne fay nañ ko toll si juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti téeméeri milliards suñuy koppar te mbooleem koppar yi nga xamante ne bi jëfandikoo nañ ko ak facture yi lépp daan na yemb askan wi buñ si bëggee am ay xibaar mën a jotandi si siège u kuréel gi doon taxawu lu ni mel diggante ñaar fukki fan ak juróom-ñett si weeru sulet bi ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett si weeru septembre bi ñu dëgmal. Du 28 juillet au 28 septembre 2021. rapport bu ñaari téeméer ak fukk ak ñetti page ci biir rapport bi comité bi def ci ay digle yu njiitu réew mi Macky Sall nar a doxal. Ces recommandations feront l'objet d'un examen diligent. recommandation bi dinañ ko daal di saytu gu ñoŋ ginnaawaat ba ak tolluwaay bi nga xam ne moom lañ ci daal di def jamono ji loolu waral nag may woo ministre bi nekk secrétaire général présidence bi mu taxawu ak képp ku bokk ci gouvernement bi ñi nga xam ne mbir mi soxal na leen directive yi nga xam te ne bi jóge na ci présidence bi ak li nga xam te ne bi moo tukkee ci bi le rapport ñu mën see bàyyi xel ñu amul compte rendu boo xam te ne bi dañ koy defal saa su nekk ñu xam fi mbiri toll te dinañ ko saytu ci conseil des ministres. De leur mise en œuvre sera effectuée en conseil des ministres. mu nekk rapport bu mucc ayib boo xam ni réew mi mën na ci sukkandiku bu crise bu mel nii amaatee ndax Sénégal jëloon na raaya buy wane ni mooy ñaareelu dëkk bi gën a gérer mbasum coronavirus bi ci première vague bi. des ba tey ci boobu leen ndaje Omar Kane ndax njiitu réew Macky Sall la mu nemmeeku nag mooy ci askanu Sénégal gépp ni bàyyeeku dafa am ci mesure barrière yi loolu tax muy woo ñëpp ñu daal ci tënkuwaat ndax nag limub ñu amee Covid 19 ci Sénégal bés bu nekk mu ngay gën a yokk moom nag njiitu réew mi ne dàkkul sampaat état d'urgence ak couvre-feu saawu ko laajee ñuy tawli kàddoom ci micro Omar Kane Augustin Mandan. feebar bi dafay soppaleku souvent mooy li ñuy tuddee variant nga xam ne virus ba ñu xamoon dina am lu si changé. andi ñu encore ay jafe-jafe te bii nii ñu tuddee ko variant delta moom moo wëru adduna bi yëpp moom nag ni ñu ko mën a xamee ni ñu koy mandargalee mooy dafa gaaw ci wàllaate moo gën a gaaw yeneen yi moo waral pourcentage bi ñu gis te mosuñ ko gis depuis daaw bu ñu demee ba am ay juróom-ñett téeméer si bés bi te loolu si kaw rek ñaari junni ak quelque test xalaat leen bu ñu demoon test 20 000 personnes wala 50 000 personnes kon ñaata nit ñoo am jàngoro bi te xamuñ ne am nañ ko te ñu ngi jaxasoo ak ñeneen ñi moo tax ma ne nañu bàyyi xel parce que fi mu toll nii hôpitaux yi presque seen capacité fees na daanaka pour l'essentiel donc nit ñi ñu ngi ci kër yi fagaru moo gën faju ci li ñuy wax surtout nag ci jamono ji kon nañu yokk fagaru bi yokk moytu ndaje yu bëri yi ak jaxasoo yu bëri yi ak tukki yu bëri yoo xam ne mën na ñàkk surtout nag ñu nekk Ndakaaru maa ngi leen di ñaan wax dëgg yàlla nañu dimbali ñu nekk ci biir réew mi parce que feebar bi
bëriwul fa feebar bi fii la nekk kon tabaski jarul nit ñi di fi jógee di dem di lor seeni mbokk dañu xam ni si mbas la ñu nekk ñaareel bi nee naa bu naree continuer ñii mu jógee te defuñu si li ci war danañu tëjaat nañ ko defee woon parce que am na fa mbir du fekk du toll ala kulli alin dañuy jël mesures yi nga xam ne moom la ñu war a jël loolu moom ak lu mënti jar ci jafe-jafe su fa yeggee daañu ko jël sans aucune hésitation. ñiy dund ak way laago ci Sénégal ñoom nag yëkkati nañ seen baat ndax jàpp nañu ni dañ leen xaw a féete lay ci ginnaaw mbasum Covid 19 bi rawatina kon ñetteelu vague bi di fëgg suñu buntu ñoom nag jàpp nañu daal for yu gën leen jox gëdd waaye itam gën leen bàyyi xel ginnaaw bu du sumbaatee campagne ñàkk mbasum Covid 19 yi Fama Ka moom moo nekk seen njiit ñu teewli kàddoom ñoom ñi nga xam ne kon ñoo quelques comité des femmes leaders handicapés ay kàddoom ci micro Mamadou Lamine Fati. bon li ñu leen war a jàppale rek mooy comme li ñu war a jàppale nit ñëpp parce que handicapés yi ñëpp xam nañu ay personnes tamit à risque lañ ay personnes exposées lañ ñu ci bëri dañuy génn si mbedd mi di tàllal loxo ñu ëpp ci ñoom noonu la ñuy génn di tàllal loxo te loolu gis nañu mun na gën a lawal jàngoro ji moo tax vraiment ñoom war nañ leen gën a jàppale ñàkk bi ñu bokk si ay personnes prioritaires xam nga bi ñuy njëkk indi ñàkk yi ñoom boolewu ciblé wuñ leen ci ñi nga xam ne ñooy les personnes prioritaires te war nañ leen yeneen ñàkk yi di ñëw ñu ciblé leen parce que buñ dee seet ñi nga xamante ne ñàkk nañ ci handicapé yi bariwul te ñàkk bi moom moo ñu mën a aar jàngoro ji boole aussi tamit jàppaleen ci wàllu lu jëm ci ay wàllu eau de javel ay gel ay masque pour aussi tamit ñoom ñu mën a def face tamit ak maladie bi waaw war nañ leen si gën a boole parce que ñoom ci askan bi lañ bokk bu fekkente ni dañu bëgg a am lu ñuy mébét jëmale ko ci askan bi bu ñu bàyyee benn couche bu am solo bi nga xam ne dañuy jàpp nañu fukk ba fukk ak juróom ci téeméer boo wàññi bu ñu leen bàyyee ginnaaw je pense que bàyyee nañ pàcc bu am solo te ñooñu tamit bu ñu jàngoro ji duggee ci ñoom mën na jóge ci ñoom kii ndax jàngoro bi xàmmewul handicapé ak ku dul handicapé jàngoro bi nit rek lay dugg kon tamit dañ leen jël en charge bu baax ci wàllu bi nga xam ne mooy wàllu prévention bi. kaddu yooyu nag mu ngi ko yëkkatee ba mu faatu ko ci ab ndaje bu ñu amal ngir rek tàggat ndaw ñi ngir ñu mën a mujjee puso bi mu réer ngir rek kon ëllëg ñu mën a kon jël ndonn gi ci anam gu mucc ayib ñoom nag jot nañ leen a tàggat ci pexe waaye tamit ci yoon yoo xam ne bu ñu fa jaaree lépp loo xamante ne nii mbëbët nañ ko dina mën a sotti ñu dem ci banlieue bu Ndakaaru fekk ko suñu ndaw Mamadou Lamine Fati reportage. jóge ci ndaw dem ci mag doon na li nga xam ne war nañ ko waajal ngir ndaw yooyu le ñu mën a jël seeni wàll suñu doonee mag tey ci ëllëg. lu nu mel soxal na bu baax a baax jigéen yi ndaw yu góor yeeg jigéen yi ñi nga xam ne dañuy dund ak laago seeni bëgg-bëgg mooy seeni nekkin ñu mun ko jëmal ci kanam. waaw dañoo xool ne actuellement nii dañu nekk ci préparer suñu jeunes yi di préparer tamit suñu relève générationnelle te comme du fekkee da ngay préparer say ndaw laaj na tamit nga accompagner leen seet lu ñu soxla seet ban boor nga leen mën a jàppalee loolu moo tax tey ñu daje fii pour ànd ak ñoom ñëpp ñu ñëw ñu àndandoo ak ñoom liggéey defar suñu plan stratégique defar seen plan stratégique pour 3 ans defar ko jàppale leen ci lépp rek ci ndimbalu suñu partenaire bi di Voix et Leadership des femmes. ngir ñoom ñu mën a nangu jël seeni pàcc suñu doonee mag ndaw yi nga xam ne ñooy dund ak laago lu ñu bëgg rek mooy teg benn plan stratégique ngir ñoom lu ñuy def mu gën a tegu ci yoon. ñu ngi gën a bëgg a nekk ci ay def ci ay plaidoyer def ay sensibilisation ya nga xamante ne nii tax tey jii ñu ci bëri am na loo xam ne dinañ ko bëgg mais duñ ko xam ak ci emploi des jeunes aussi bëgg nañ ci kii bu baax jàngu xale yeeg lépp ndax problème yi bëri na trop mais am na ñoo xamante ne xamuñu naka la ñuy def pour jàppale ndaw ñi surtout les personnes vivant avec un handicap. plan bi lim ñu mën a jëriñ bëri na dina tax ñu jóge ci étape bi ñu nekk dem ci beneen étape parce que résultat yi ñu ciy xaar mooy. li nga xamante ne foofu fi ñu doon wax yëpp handicap yi mënuñu fa yegg tey ñu gis ne carrément mën nañ fa yegg parce que am nañ ay capacité te plan bi bu ñu ko defee egg fi ñu war a yegg dinañu permettre pour loolu noonu ñu mën a nekk. ngir xam ñoom fa ñuy jëm ak nag lañ koy defee ndaw leader yi nga xam ne ñooy dund ak laago bëgg nañu teg benn plan stratégique ñoom seeni jubluwaay doon ñu mën a gën a taxawal seeni kuréel gile.
Mamadou Lamine Fati jërëjëf xam nga ne nag démb comité national de gestion des épidémies amoon nañu ndaje waxtaan wu yaatu ngir xool na la ñuy def ak nësëriñ pexe ngir ñu mën a fàggandiku askan wi ci mbasum Covid 19 ci loolu nag am na ay ponk yu bëri yoo xam ne kon jot nañ ko fësal di ay digle ci askanu Sénégal ngir buñ ko jëfee mën na tax ba mbas mi na muy yokkee jéego ci Sénégal daal di wàññeeku ci loolu wax nañu nag ci kërub liggéeykaay yu ci mel ni kon entreprise yi ñu daal di kon sample ñu di paie télétravail jot nañu def ab gëstu wu yaatu ci télétravail nan mooy tolluwaay waaye nag foo rek mu daal di am ab ñàkk ab kon confiance gu yaatu dox diggante kii liggéey ak ki koy liggéeyloo loolu lépp tamit bokk na ci am ay jumtukaay yoo xam ne ñoom ñu koy def war nañ ko mën a amee ak yeneen yoo xamante ne daal bokk na ci loo xam ne dina tax ba télétravail maanaam toog sa kër di liggéey mën na nekkoon lu mucc ayib te nag du am benn gàllankoor ci li nga xamante ni mooy liggéey ba ngay liggéey sa biir kër. Ami Diouf reportage. jàngorob coronavirus am na ay njeexital yu bari ci wàllum koom-koom ak nekkin ci àdduna bi yépp loolee tax doxalinu entreprise yu bari sooxe bu baax waaye kuréel gi leen ëmb fii ci Sénégal di conseil national du patronat sotti xalaat ngir yoonal télétravail. La présente publication. ginnaaw saytu goo xamante ni bi def nañ ko ci wàllum télétravail xool nañu lu toll ci téeméer ak ñeenti entreprise yoo xam ne ñoo nekk ci réew mi ni nga xam ne noonu la dëppoo ci kër gi saytu tolluwaayu réew mi ak doxalinam di ANSD waaye tamit mu laal lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ñoo xamante ni bi ay liggéeykat lañu loole nag nekk loo xamante ni bi ñu saytoo gis nañu tolluwaay bi ak taxawaay bi nga xam ne moo ci am lees ci war a jooyt yëpp it gis nañu ko. Et 39,55% des femmes. kuréel gii di conseil national du patronat di xamle ñeenti poñ yu am solo ci bile publication ñu duppee l'œil ouvert bu ci mel ni njëriñu télétravail ak mbas mi. La perception des employeurs et des travailleurs. tontu bi ñu amal ci wàllum télétravail ak li nga xamante ne bi moo ci xayma ginnaaw bi nga xamante ne bi gëstu nañ ko ni mu dëppoo ak li nga xam ne it moo di yoon ak yoonal dafa am solo wàllu wi nga xamante ne bi ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi saytu nañu ko ñi leen di liggéeyloo it saytu nañ ko loolu yëpp bokk na ci poñ yi nga xamante ne bi fës na ci. Et enfin le plaidoyer et les propositions du CNP. jëwriñ bi ñu dénk wàllum xëy mi di rafetlu bi la initiative. tey xamle ni li mel mën na tax ñu sàmm ak wër gi yaramu liggéeykat yi ak wëyal liggéey bi ci entreprise bi ba du sooxe. administration du travail. ngir sàmm liggéey yi sàmm wér gu yaramu liggéeykat yi administration bu liggéeykat yi dañu daal di taxaw nag mbir moom bu baax ñaari jubluwaay la ñu amoon moo di fexe ba bërëbu liggéeyukaay yi bañ a nërmeelu ci wàllum koom waaye tamit sàmm wér gu yaramu ñi nga xam ne ñoo di liggéeykat yi te loolu jàpp naa ne taxawaay bu mucc ayib lañ ci def. Protéger autant que possible les emplois. saytu waxtu yi ñuy liggéey ak ni ñuy liggéeyee ci biir kër yi jafe-jafe connexion ak entreprise bi bokk na ci jafe-jafe yi liggéeykat yi di fësal ci wàllum télétravail ci mim réew. mu ngoog ndajale woo xam ne kon conseil national du patronat du CNP ñoo ko amaloon ci teewaayu Ami Diouf leneen ci wàllu xabaar xam nga ne nag fan yi ñu génn ñu ngi nemmeeku ay mbir yu doy waar ci daara yi ci Sénégal ba tax kon ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi woy jëri ñëpp kon dañ ko daal di nakarlu jëwriñ gu ñu dénk wàllu njàng mi ci Sénégal di Mamadou Talla moom tam des ca gannaaw ginnaaw jëf ji nga xam ne yéen ci ndongo def nañ ko ci yéen ci daara ci Sénégal moom nag ma ngay woo woy jëru ndongo yi ak tamit ñii di jàngalekat yi ngir ñu gën a delloo waat seen xel ci li nga xam ne moom moo jëm ci suñuy valeur loolee nag jàpp ne kon nekk na mbir moo xamante ni daal mbir mu am solo la ginnaaw bu mu nakarloo jëfuk ndongo daara yooyu lee Mamadou Talla bëgg nag ñu daal di gën a samp nag lépp loo xamante ne mooy éducation bi di yar wi ci anam yu mucc ay waaye tamit ci loo xam ne daal loolu la ñu ràññee suñu réew di Sénégal ak di suñuy aada ak suñuy cosaan ñu teewli kàddu Mamadou Talla jëriñ gu ñu dénk wàllu njàng mi ci Sénégal. école lieu la boo xam ne jàngal moo lañ foo ma faaraam jàng ak éducation xam naa xale yi donc dañu kontaanoon avant-hier ñu kontaan le que vacances yi commencé na ngay jël say cahier di xotteeg yooyu loolu baaxul et donc ministère bi yooyu demb suñu porte-parole dem na jàkkaarloo ak presse bi wax leen lan mooy éducation lan mooy école lan la ñu war a am comportement et donc ñun aussi ñu ngi jéem a identifier xale yi def loolu mais seulement maa ngi def appel si société bi yëpp société violence baaxul si société surtout nag si biir école di wax aussi parents d'élèves yi ak xale yi ñu ngi si période vacances ñu ngi si période de pandémie nañu jéem a defaraat en tout cas rafetaat xol yi changer pour que ñu xam ne faire attention parce que comme vacances la
kontaan nañu ñu ngi yem seen vacances waaye nañu moytu au niveau de la mer nañu moytu yenn yi comme ça ñun suñu élèves yi mu nekk exemple fii ci Sénégal en tout cas loolu moo am ba tey bon donc condamné nañu li am ñu ngi jéem a identifier ñi ko defoon mais loolu kenn du ko tolérer ci biir école loolu du am loolu éducation nationale du ko nangu wax nañ ko démb dañ ko wax tey dañ ko waxaat suba. ginnaaw ay kàddoom moom jawriñ gi Mamadou Talla keneen ko ay kàddoom jëpp di secrétaire général di SAEMS di Sodou Sène moom nag ma nga naqarlu jëf gi jàpp ni tamit daal ay daan lu mënta ñàkk la ci ndongo yi nga xam ne kon ñoo def jëf ju ñaaw jooju nga xam ne Sénégal ak bitim réew ñëpp dañ ko daal di naqarlu Sodou Sène nag di daal di sàkku ñu xoolaat bu baax a baax yoon ak yoonal ci daara yu ci Sénégal ba noppi di sàkku daal ay daan ci kaw ndongo yooyu ñu teewli kàddoom moom Sodou Sène jiitu SAEMS ci jokkoom ak El Hadj Malick Cissé. fan yi gis nañ ay scènes de violence yu bëri yoo xam ne ñu ngi xew école loolu nag ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax wax ni rek loolu mënul nekk école loolu bokkul ak li tax école jóg loolu niroowul benn yoon ci benn objectif yi nga xam ne fixé nañ ko école donc loolu moo tax ñu jàpp ni violence yooyu buy am il faudrait que parents d'élèves yi assumer seen responsabilité mais il faut que aussi gouvernement bi jël ay mesures parce que nag mënuñu rek xale yi di def lu leen neex te kenn du leen sanctionner loolu mënul nekk moo tax ma jàpp ni législation scolaire bi il faut ñu xoolaat ko comme ça képp koo xam ne def nga la nga warul def mais très rapidement sanction mën a tomber ci yow loolu moom je crois que fi mu toll nii on n'a même pas le choix il faut aller vers une législation scolaire qui permette à ce que la discipline reviennent à l'école loolu moom je crois que tout le monde est d'accord sur ça. fukkeelu édition lauréat Miss mathématique ak Miss science amal nañ ko loolu nag ay xale yu jigéen ñi yoo xam ne danoo jàng ba nag ginnaaw jàng bu mucc ayib ñu leen delloo njukkal ak sargal ñett wi nag mooy fukkeelu yoon ñu koy amalat ci Sénégal ministère bi ñu dénk wàllum njàng mi ci Sénégal mu leen doon delloo njukkal niki tey kon lañ ko daal di amale bëgg-bëgg gi nag di xamante mooy fexe ba ñaax xale yu jigéen yi ngir ñu gën a bay seen waar waaye itam gën a sóobu ci lépp lu jëm ci wàllu njàng mi rawatina kon ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu njàngum pétrole ak gaz dañ ko jëfandikoo ak dañ koy daal di taxawee ci réewum Sénégal loolu lépp nag mu ngi amee niki tey jii ci teewaayu Seydina Mbaye Mame Seynabou Babou. Miss Mat nationale Zeynab Diène Samb. Zeynab Diène Samb di ndongo bu am lu toll ci fukki ak ñett nekk ci classe bu 4e gagné na lii di prix mathématique bu 10e édition Miss mathématique moom nag moo ngi fësal ab yëg-yëgam te di delloo njukkal ñii di ay professeur am ak seeni waa kër. Issa Binta Seck tamit di Miss science moom ñoom ñaar ñoo bokk yëg-yëg mbégte ak bànneex di feeñ ci seen xar kanam. dama ci kontaan lool parce que amoon na ay miss yu bari yu jóge ci région yi et c'était pas évident. mbégte di sant yàlla suñu boroom mbégte di sant yàlla suñu boroom sant sama ay professeur sama ay encadreur samay waa classe yi sama mbokk yi di leen sant di leen gërëm. bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi ñu dénk wàllu éducation nationale ji Mamadou Talla Sénégal nag nit ñi dañ koy roy ndax bii le concept. donc di wax ne rek conception bi ñu def nii modèle bi ñu def maths science ak technique fii ci Sénégal soo demee ci UEMOA mooy 8 pays nga dem également au niveau de la CEDEAO partout fu ñu mënta dem donc pays yi dañu jéem a roy ci Sénégal pour que li ñu def fii tey nu mu rafetee nu mu baaxee et que enseignants yi taxaw ci encadre xale yi. ñu jël ko marraine ko bii le événement ministre Sophie Gladima moom nag moo ngi lancé message sénégalais yi pour jigéen ñi gën a fës ci science. réew Sénégal am na loo xam ne dañ ko soxla muy di science surtout sax pétrole bi ndaxte technologie moo yore réew waruñu toujours di xaar ñeneen ñu defar ñun ñoo war a xam lan lañu soxla ak fan la ñu bëgg a jëm suñu doom yi jàppale ñu si dañu seetlu nag jigéen ñi suñu demee ba yenn niveau d'études yi ñoom dañuy bàyyi seen jàng ñuy ñaan nag waajur yi di ñaan itamit seen jëkkër yi di ñaan ni seen càmmiñ yi ñuy jàppale seen xale yu jigéen ñi. Alors, étudions les maths et les sciences. Pour développer la pensée créatrice et redresser le dos du Sénégal. concours Miss mathématique Miss science nekk ci fukkeelu édition wam lii nag bokk na léegi ci li nga xam ni moo di calendrier général bu examen ak concours fii ci Sénégal.
jërëjëf Mame Seynabou Babou leneen lu ma doon dund ci njortalu xabaar yi moo jëm ci campagne agricole wàllu engrais ak jiw yi naka noonu tam mbasum Covid 19 ak njeexintal yi mu indi ci baykat yi ak lépp lu jëm ci wàllu mbay mi ci Sénégal jori gu ñu ko dénk Moussa Baldé tey mu ne kon ganuk Alassane Samba Diop ci rajo ak ci ITV moom nag ma ngay dalal xelu baykat yi ndax jàpp na ni daal lu toll nag ci juróom-ñaar fukki junni tonne ci wàllub gerte danañ ko séddale ci baykatu Sénégal wërngal këpp ginnaaw gi nag ne loolu nag ay pexe la yoo xam ne état bu Sénégal moo ko nësër dinañu samp itam ay kuréel yoo xam ne ñoo koy caytu bu ko defee séddale gi doon lu mucc ay ba ñëpp ñi ci war a jot daal di ci jotee ñu teewli kàddoom moom Moussa Baldé jëriñ gu ñu dénk wàllu mbay mi ci Sénégal ci micro Sofia Ba Seydina Mbaye. ñun de ci suñu wàllu bopp xam nga ni tàmbali nañ préparation campagne agricole depuis mois de mars te heure bi dañu am mbégte ne gis ne li ñu bëggoon jox ci jiwu gerte maanaam joxe nañ ko pare nañ ko li ñu bëggoon jox ci jiwu ceeb pare nañ ko maanaam li des tuuti mooy dugub mbokk ak yeneen yi maanaam ñebbe loolu aussi jox na délai fii ba en tout cas fin du mois de juillet lépp war na mën a pare bu loolu weesoo aussi dañu war a commencé nañ joxe engrais amoon nañ tuuti gàllankoor parce que engrais bi ni mu doon génnee ICS dafa xawoon yeex démb dem nañu ICS Mboro sama équipe technique yëpp ak comité de suivi campagne bi waxtaan nañu ak ICS pour jéem a saafara loolu fexe ba engrais bi fii ba fin du mois engrais bi dem ci gox yi commencé nañ kon naam maanaam ci bëtu Saalum réew yi mais war nañ ko mën a yaatal rapidement pour que engrais bi egg fu mu war a egg donc ci suñu wàllu bopp li ñuy ñaan rek mooy ñu am nawet bu am barke am ndox comme bi ñu amoon daaw te buñ ko amee gëm nañ ni production yi ñu amoon daaw dinañ am yu ëpp loolu ren. Covid 19 xam ngeen ni yàlla dafa def ne Sénégal dund nañu ñaari vague yooyu nag mën nañu wax ne dëkku taay yi la ñu gën a laal loolu je pense que aussi c'est normal parce que xam ngeen ne dëkku maanaam àll bi goxaat yi bariwuñu concentration humaine du melul ni Dakar wala kii nga am ay car rapide yu fees et cetera donc distanciation sociale naturellement am na foofu xëy na loolu moo tax mbas mi amul doole ci monde rural dañuy ñaan loolu mu wéy surtout ci campagne hivernage bi loolu bu wéyee gëm nañ ni en tout cas Sénégal di agriculture encore dina bokk ci loo xam ne moom mooy permettre suñu économie mu résister wala mu amat sa croissance yi mu am. addu ci wàllu tàggat yaram laataa njeextalu xabaar rek Stade de Mbour moom nag boo moyul dina wàcc ci 2e division bi ci wàllu football bu dee nag amul ndam ci kanamu Gorée ni ki ëllëg ci samedi gi waaye nag seen njiit di président équipe bi moom nag daal dafa mel ni kon mbir mi daf ko xaw a sofantal wala boog jox ko gëdd gi war comme ni ko gars yi defee jàpp na ne daal wàcc ak yéeg yëpp benn la ndax première division bi ak 2e bi yëpp daal benn la ci ay kàddoom. moom nag loolee daal di xamle El Hadj Gorgui Wade moo ko daal di xamle moom mooy président Stade de Mbour ñu tawli kàddoom ci micro Mountaga Kane. Stade de Mbour day lang waaye du équipe bi njëkkee lang wàccaguñ bu fi yemoon tey L1 lañ yem la ñuy des am nañ match bu ñu dese match bi ñu ngi koy footballal suñuy naatonga lañ suñuy morom lañ suñuy nit lañ ñu capacité bu Mbour am pour mobiliser ñoom am nañ ko pour mobiliser fii sport on est dans le sport faut que nit ñi di xam ne sport lañ nekk. Sport c'est un travail d'endurance sport c'est un travail boo xamee ne yenn saa yi da ngay admettre les 3 possibilités la victoire la défaite ak le nul ñun yooyu yëpp dañ ko sóoraale buñ demee samedi lu ñu yàlla may ñu xam ne loolu la ñu yàlla may mais àddina du tukki keroog waaye Stade de Mbour li ma wax dina def lépp kéemtalaay kàttanam pour des première division ndax xam nañ ne fu ñu desee première division ak bu ñu desee 2e division suñ saison baaxul déwén dañoo war a rebondir pour gën a kii li ëpp solo mooy que ñu def ko dans l'intérêt ñu am d'abord dans la vision prospective de football Sénégal boo xamee ne day ëpp doole gën a ànd ëpp doole pour defar andil Sénégal li nga xam ne ñëpp ñu ngi koy xaar mooy kii bi. El Hadj Gorgui Wade moom mooy président Stade de Mbour mbokk yi gërëm nañu leen bu baax ci ànd beeg ñun ci xabaaru marax yi loolee laf laaj ci kon xabaar yi gërëm ñëpp ñi ci jàpp lépp yem rédaction bu jox leen dig daje 19h45 ci yaatal bu ci àllandi ci kàllaama tubaab fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbir ngi ci jërë ngeen jëf ñu fanaan ci jàmm.